King FM. midi sënkam moo jot ci studio King FM Midi Culture asalaamaaleykum. Midi Culture. dialogue national bi nu jàpp kon ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai atum 2019 Mohamed Saleh mi nekk kon ministre d'état directeur de cabinet bu président de la république fésal napp bataaxal xam na ci ne kon njiitu réew mi noppi na ngir képp ku ñu tànn mu ànd ca waaye tamit lépp luñ fa tënkeet dina ca ànd waa front de résistance nationale moom ne tey duñu dem wuy ji lu dul ne danoo déggoo ba noppi ci seen biir Mouhamadou Makhtar Cissé di jëwriñ ji sàllo wàllum pétrole beeg gaz bi nee na Sénégal bu kenn yaakaar ñuy wàññi njëgul courant bi lu dul atum 2022 ndax loolee lu mënul nekk lay kàddoom ci biir Midi Culture. Peine de mort di ku rey nit ñu rey la Babacar Bay bu forum du justiciable nee na taxawal fi càrt bu ni mel du nekk mbir mu yomb fekk booba ñenn ci askan wi moom na ñuy jëfandikoo li leen di xarala yu yees yi di leen dugal léeg-léeg ci ak leexoor reportage koor gi tey dem bekk dikk bi lan ko jagleele ndax seetlu gi moo di kon embouteillage bi mel na ni tulleek màlle ci dëkk bi li mbokk yàq leneen buñ ci noppee dinañ ci boole yeneen i ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan buñ ko faram fàccee ba noppi Midi Culture day buur ñu ñaanalante daaw dëggay moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ciy feggoo Kati Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck di nuyu mbokk auditeurs yi internet yu ñuy suivre. mi ngi noonu nañ leen ko waxee ca booba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi kon mu di waxtaan bi nga xam si ñu ngay wéyal jéego yi ba léegi. wàllum dialogue national bi nga xamante ni kii di njiitu réew mi Macky Sall moo ko daal di initié ñu nar ko amal niki talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars 2019 ca loolee rek ab communiqué de presse nag daal di ne génn kii di Mahmoud Saleh nekk ministre d'état directeur de cabinet politique du président nag daal di ne xamle ni kii di chef de l'état gi li mu daal di bëgg rek moom moo fay teg benn personnalité indépendante ak it consensuelle ngir rek mu daal di mën a diriger li nga xamante ne moom moo di processus du dialogue. mi ngi noonu kon dañuy wëyal wax ci leneen rawatina ki nga xam si mooy jëwriñ ji sàlloo wàllum pétrole be gaz bi fii nii ci réewum Sénégal moom nag li mu wax moo di njëg la duñ ko wàññi lu dul ni atum 2022. atum 2022 daal xam le ni dinañ wàññi nag li nga xamante ne moom moo di njëgum courant gi moom nag nekk ministre du pétrole et de l'énergie moo ko daal di xamle di wuyoo turu Mouhamadou Makhtar Cissé mi xam leen ni rek ni ci at mi ñu nekk nii nag mënuñu daal di wàññi li nga xamante ni moom moo di njëgum courant gi waaye ci atum 2022 nag dinañ daal di mën a jëfandikoo li nga xamante ne rek moom moo di ressources pétrolières yeeg gazières yi loolee mu ngi ko doon xamle ci réception des tribunes du plus grand projet éolien d'Afrique de l'Ouest nun teewlu ministre du pétrole et de l'énergie Mouhamadou Makhtar Cissé. il faut nu tàmm di jënd mbir yi lu muy jar lu am solo mooy nu am ko moo gën am ko ci qualité bu baax ndax coupure yi bare woon na mais dafa mel ni nit ñi fàtte nun ko léegi ba yaakaar ne li nga xam ne lu mënatul nekk la ba loo wax rek nu ni njëg bi nu permettre Sénégal mu continuer di investir am moyens yi pour investir te pour loolu il faut nu nangu di jënde courant bi lu mu war a jar il faut nu nangu di jënde essence bi lu mu war a jar nga defee bi état bi gën a am doole ndax Sénégal entreprise publique la mu gën a mën a investir pour ñuy xalaat aussi sénégalais yu amagul yu courant te loolu yëpp dafa laaj moyens yu bëri fu mu nekk nii il faut nu am lu toll ci 500 milliards de francs CFA pour desitu Sénégal nu mën ko couvrir ci ay projet ba ñëpp am courant loolu du xaalis bu ndaw loolu lépp nag su fekkee du nu bëgg lu nu am rek nu lekk ko léegi du sotti mënoon na ni amélioration dafa am léegi rek nu wàññi njëgu courant bi nu wàññi lii bu nu yokk bu nu def li su ñu ko toppee noonu du nu tabax dara il faut nu nangu am solidarité nu xam ni l'essentiel mooy lu ñu leen wax yéen a nga koy gis ndax suñu leen ne courant bi baax na wala boog tane na gis ngeen ko su dee coupure yi tane wàññeeku na yëg ngeen ko yéen a ngi koy dund léegi nag am na yeneen Sénégal yu amul courant am na yeneen investissement yu mu laaj il faut donc nit ñi nanguwaat defaat tuuti effort de solidarité laa ko mën a tuddee pour soulager état bi ci subvention yu muy def yi su ko defee nu mën a investir yeneen jumtukaay ci biir réew mi pour Sénégalais yëpp am courant su gaz bi accès nag à partir de 2022 ànd ak pétrole buy njëkk bi génn su boobaa nag daanu mën a am sunu yëfu bopp nu mën a xalaat nag nu ñuy wàññee njëg bi parce que objectif bi ci fin bi mooy wàññi njëg bi mais tëb rek wàññi ko mënul nekk bala nu koy wàññi moom il faut nu dugg 2022 jëm 2023. mi ngi noonu nekkoon kàddu yi Mouhamadou Makhtar Cissé di ministre du pétrole et de l'énergie dañuy wëyal wax ci wàllum njàng ak njàngale fële ca Ziguinchor mu mel ni kon ña bokk ca kuréel ga doon na nama lay waxtaan. revue régionale du secteur de l'éducation et de la formation foofee ca Ziguinchor nag amaloon nañu ko ci teewaayu autorité administrative élu yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di partenaire u école boobu
boobule diagnostic bi nga xamante ne rek gis nañ ko moom mooy di njàng mi nag am na avancement bu baax ndax ñenn ñi ñu ngi ci commencé nag di ci dugg waaye itamit ñuy xamle it ni jàngalekat yi nag war nañoo xoolaat bu baax a baax wàllum qualité gi ci mbir yooyu la rek ñu teewlu explication ki nga xamante ni moom mooy di Mbaye Dione nekk adjoint wu gouverneur ci micro wu Angel Seck. sant bu baax inspecteur d'académie ak mboolem ñu koy jàppale ci résultats yi nga xam ne véritablement am nañu ko ci atum 2018 muy résultats yu baax et des fois sax boo xoolee taux yi ñuy am dafay dépasser des fois mbaa mu doubler niveau national kon donc vraiment jar nañu sant ci wàllu boobu. bu loolu wéyee aussi noté nañ quelques ay faiblesses yoo xam ni peut-être mën nañu ko surmonter mais aussi lu ci ëpp solo mooy recommandation yi nga xam ne mën nañu ko joxe donc surtout gën a saxal éducation ci wàllu lu jëm ci frontière bi parce que foofu noonu dañuy wax assez souvent que suñu ay compatriotes yi fa nekk pour bu ñu bëggee jàng seeni doom alors dañuy dem ba Gambie pour jàng ji donc loolu aussi je crois que du lu baax mën nañu ko régler donc pour régler ça il faut justement ñu tabax ay école en tout cas gën a fësal présence su état bi ci bande boobu beneen bi ci des mooy wàllu peut-être état civil dañuy gis ni aussi am na xale yu bëri yoo xam ne dañuy dem ba war a def examen du ñu am këyit donc loolu aussi dañuy ñaax parents yi ñu gën a def fulla pour mën leen en tout cas bind ci bu jotee donc beneen bi mooy ñi nga xam ne suñu ay compatriotes yuy demander pour ubbi ay école privée loolu aussi wax naa iya ñu gën ci bàyyi xel parce que liñ ciy jot ay demande bëri na te boo ci deful nang mën nañu plomber véritablement li ñu résultats yi ñu am ci wàllu éducation donc bi ci des peut-être ñaar acteurs yëpp yuy intervenir ci éducation ñu gën a jàppalante gën a nekk benn ba nga xam ni vraiment effort yi ñuy def dañ ko gën a gis ci wàllu éducation. ca ndaje moomee la ñuy des ba tey kon ak kàddu inspecteur d'académie ba. yëkkati na ci ay kàddu rek di daal di xamle ni ñoom nag fi mu nekk nii li ñu bëgg moom mooy ñu yokk lii di carte électorale yi ca zone yi nga xamante ne nag ñoom ñoo nekk ca wetu frontière ya ngir rek daal di jàppale ñii di seen compatriotes yi seen doom yi daal di mën a dem nag ci li nga xamante ne moom mooy di l'école yi gën a jege ñu teewlu rek si ak Goudiaby nekk inspecteur académie bu Ziguinchor ci micro Angel Seck. cadre boo xam ne dañuy waxtaan. ak population ak communauté comme ça institution scolaire rendre compte communauté bi ci manière bu mu gérer éducation bi ñu partager résultats yi ñu ngi ci obtenir ak difficultés yi ñu ci rencontrer ak bu ñu paree ci ñu dégager ay perspectives maanaam ñu seet pour année bii ñëw lan la ñu war a def pour améliorer lu ñu def ren. mais tey réunion bi vraiment def nañu ko passé na bu baax alors dañu aboutir ci ay conclusions ay recommandation mooy que bu ñu jógee di def état des lieux maanaam situation éducation et formation à Ziguinchor état des lieux boo nekk dañu am problème résultat ci bac bi mais résultat ci bac bi ñaari affaire ñoo fa nekk résultat enseignement privé secondaire moom moo bon moo tax suñu résultat de façon globale day baissé mu ngi dem ci suuf boo jëlee résultat enseignement secondaire public lycée public yi ci bac bi résultat yi baax nañu dañu ne ci recommandation yi inspecteur d'académie ak communauté éducative yi dañuy liggéey ñu mën a mettre école privée yi ci norme ak standard de qualité maanaam ñu liggéey pour que école privée respecte normes yi nekk aux normes respecter réglementation bi comme ça lu ñu fay jàngale mu nekk jàngale bu baax bu taxaw bu mun a permettre élèves yi am niveau dañu ne tamit élèves yi ci Ziguinchor dañuy am problème difficulté pour dem ci filières yi scientifique yi filière S maanaam mathématique ak science parce que nit ñi dañ ko ragal mais aussi enseignants yi duñu ko jàngale bu baax duñu évaluer série yooyu bu baax mais aussi population yi comme élèves yi dañuy ragal dañuy développer préjugés yu négatif. mi ngi noonu kon nekkoon Siaka Goudiaby di inspecteur d'académie bu Ziguinchor ngeen di woy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal fukki simili ñu woyal
ñu wëyal wax ci li nga xam si moo di ñaawteef yi ñuy teg ci kaw jigéen ñi jamono ji nag jur na ay waxtaan fépp nag ci Sénégal ba tax na rek ñaawteef yooyu le nit ñi nga xam le ne yenn saay nag ñii di jëfandikoo nag wàllum drogue nag mën naa indi li ni mel ci loolee rek ngir daal di koy mën a xeex nag daal di nañu taxawal yenn yu ci mel ni ay centre bu Jacques Chirac bu Thiaroye rek ngir xeex ñi nga xamante ni wala sax fàcc ñi nga xamante ne dañuy jëfandikoo li nga xamante ne moom moo di drogue kii di coordinateur bu centre Jacques Chirac bu Thiaroye Cheikh Diop daal dinay indi ay leeral ci mbir yooyu le Ndeye Mati Dieng moo ko daal di tàllal suñu micro. pare na ndaw yuy jëfandikoo sinébar ba mu mujjee doon feebar ci ñoom mu am itam ay bërëb yu jug ngir jàppale leen ñu génn ci centre Jacques Chirac ba nekkee ca Thiaroye di benn ci ñoom coordonnateur centre bi li di wuyoo ci turu Cheikh Diop di kaat ci seenum liggéey te muy xeex lépp loo xam ne dafay jëm ci wàllu drogue xeex lépp loo xam ne day yàq ndaw ñi di dugal ci ay criminalité ci ëpp moom mbiru drogue moo leen fi ant drogue yi nga xam ne moom lañ gën a ràññee li ñuy wax yamba am na sax ñuy jël leneen alcool jakarta yi ñuy wax yeneen xeetu alcool même yeneen drogue yi mel ni héroïne mel ni cocaïne at bi ñu génn nii rek doon def suñu bilan lu jege juróom fukki nit recevoir lañ leen ci an wi ñoo xam ne lu mel noonu lañ doon jëfandikoo. Cheikh Diop gis ne seenum liggéey dafa laale ak li mën a andi ñaawteef ak rey yu bari yi ñu nemmeeku ci jamono ji rey yu bari ci dëkk bi ak façon rey loo xam ne vraiment ñun ñëpp am nañ ci yëg-yëg ñun nag liggéey bi ñu def ay laale ak loolu jàpp nañ ne drogue mën na dugal nit ci lu mel noonu xëy na ñi koy def ñàkkut aussi bañ koy def ñu jël loo xam ne taxali na leen ak seen sago parce que ñu jàpp nañ ne am na mbir yoo xam ne bu nekk ak sago du ko def tey leer na ne drogue moom mën na yóbbu nit ki mu def ñaawteef yu toll ni faat nit ak ci yenn anam. nguur gi moo ngi ñuy jàppale wante bu gënee mën a yokk loxoom itam ñu jël li le nag di kàdduy Cheikh Diop ba tey. santé bi doo ko taxaw yàlla état bi doon nañu jàppale at bu nekk doon nañu jox subvention ñuy def liggéey bu mel ni jamono yi passé nag toog na benn jamono boo xam ne nag loolu xawoon na wàññeeku mu nga xam ne xëy na yenn jafe-jafe yi sax amoon nañu ci centre bi bu ñu nekkuloon en partenariat ak yenn organisation yu mel ni xëy na waa ANCS doon nañu am yenn jafe-jafe yi mais ba léegi ministère intérieur loxoom jógu dañuy ñaan jàppale bi gën a am solo. xeex drogue ak gindi ñi ci sóobu ba noppi moo jur ki fi nekkoon njiitub réew di Abdoul Diouf ak Jacques Chirac di ji centre Jacques Chirac bile février ñaar fukki fan ak ñett ci atum 1995. day matijee mbir moomee moo tax tamit ba ñu bëri ci askan wi yëkkati ni kon dañoo war a def li leen di peine de mort di maanaam ko rey nit ñu rey la. loolee lañ fi daal di bëgg a taxawal waaye nag bu nu sukkandikoo rek ci ay kàddu ki nga xamante ne moom mooy di Babacar Ba du forum du justiciable nag moom mi nga xam le ne delloo si waat peine de mort nag dina daal di xaw a jafe bu nu sukkandikoo rek ci convention internationale yi nga xamante ne suñu dëkk bi daal dina koy def kii di Babacar Ba mu ngi amal ab waxtaan ak ki nga xamante ne moom moo di Momar Ndaw. dina jafe trop tey bu ñu bëggee indiwaat li nga xam tey moom mooy la peine de mort dina xaw a jafe xam nga état du Sénégal dafa am ay convention yoo xam ne dañ ko xaatim dañ ko ratifié te boo xoolee li ñuy wax suñu la pyramide ni charte yi di tegloo convention yi ak les traités internationaux ñoom ñoo nekk ci kaw parce que convention moom boo ko xësee ba ratifié dafay appliqué wu te léegi boo xoolee Sénégal les conventions les instruments internationaux dañu nekk benn partie intégrante de la constitution donc ñoom léegi dañu dugg ci biir constitution bi dañ leen di considérer comme loi donc dina xaw a jafe trop pour que nga jël benn loi interne au niveau interne benn loi nationale parce que su boobaa loi nationale boobu ngay jël pour restaurer li nga xam te moom mooy peine de mort dafay am benn contradiction ak li nga xam te moom mooy les conventions ak instruments internationaux yi nga xam ni état du Sénégal daf ko jotoon xaati ba pare convention yi également léegi nekk une partie intégrante au niveau de la constitution donc dina xaw a jafe trop parce que su boobaa pour mu mën a nekk il faudrait nga commencer par dénoncer li nga xam tey moom mooy convention yi nga ratifié woon génnaat ci pour mun a jël benn loi au niveau national pour que peine de mort ñu mun ko appliquer. kaddu yi Babacar Ba bu forum du justiciable dañuy woy ba tey ci lu sorewul ak mbir yooyu ndax ñenn ci askan wi daanaka dañuy jëfandikoo xarale yu yees yi ba mu leen di jural ak leexoor. ba tax na ñi di spécialiste en droit et télécommunication nag ñi nga xam le ni ñu bëri ñuy jëfandikoo internet bi fii ci Sénégal xamuñu ne rek ne ay loi nag dafi daal di taxaw rek ngir daan nag ñi nga xamante ni dañuy wax ay wax yoo xamante ne tegginewul ci internet bi ba tax rek ñu xam le ni dañoo daal di war a sensibiliser askan wi jaarale ko rek ci taskatu xibaar
xibaar yi waaye itamit ci école yi ngir rek loolu ñu daal di ci mën a bàyyi xel reportage bi nag Papa Ma Jaxate sax moo ko def. ci biir réseaux sociaux yi bëri na lu ñu ciy dégg ay kàddu yu ñagas yu tegginewul wala sax ay vidéo yoo xam ne la ñu cay nemmeeku dañu koy aaye ñi koy def nag ñu ci bëri xamuñu sax li leen ci mën a fekk bu nu sukkandikoo ci docteur Lamine Sané di ab enseignant chercheur ci wàllu télécommunication. internet dafa mel ni ñu jox la garab te waxuñ la noo koy utiliser dañ koy utiliser xamuñu njëriñ gi ci nekk xamuñu li bon li ci nekk également dañ koy utiliser nii rek pour utiliser ko mais te je pense que jeexitalu suñu comportement la ñun Sénégalais yi dundee dans la société moom donc moom ngay gis au niveau des réseaux sociaux. li ci gën a doy waar ci xalaatug juriste bi di Demba Seydi mooy internautes yi koy def xamuñu sax ne ay daan mën na tegu ci seen kaw. ci bind bu muy bind xalaatam la bind léegi lañ am xalaat boo xam ne méngoowul ak li yoon santaane loolu problème bi donc ñuy bëri dañ leen ci daan fekke sax bu ñuy bind ñoom xamuñu ne li ñuy def délit la donc balaa ngay wax daani la ñu war a diisal d'abord ñun ñi nañ xam ne li ñuy def ak lu ñu deful yépp li yoon santaane nag ak li yoon santaanewul. suñu interlocuteurs yi jàpp ne sensibilisation jaarale ko ci école beeg ëttu tasukaay xabaar yi mooy li ko mën a saafara. il faut que ñuy jàngal xale yi dès le bas âge ñu nekkee primaire collège lycée ba jusqu'à l'université ñu leen jàngal lan mooy internet ñu xam réellement c'est quoi l'internet parce que nit ki généralement boo gisee xale yi du ko def dañuy jël seen téléphone toog foog ni ñoom te mën nga toog ni yor sa téléphone bind lu la neex envoyé ko dara du la ci fekk. télé yi rajo yi yéen mi journalistes yi bu ñu leen woowee ba xamal leen lan la ñu war a bind ak lan la nit warul mën a bind bu ko defee yéen boo leen ko fësalee dina permettre sénégalais yu bëri ñoo xam ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi comprendre lan la ñu war a bind ak lan la ñu warul bind ba pare wax leen ni que loi bi lii ak lii ak lii la wax. ci Sénégal bëri na ay loi yu ñu teg ngir mën a daan képp ku jël ay kàddu yu ñagas di ko yëkkati ci internet bi waaye askan wi ñu ci bëri xamuñu ko. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. egsi na nag yéen mbokk yi kon ci reportage bi nu jagleele koor gi mu mel ni kon yombul benn yoon rawatina ci dem bekk dikk bi. embouteillage gi nag gis nañu ko bu baax a baax ci li nga xamante ne moom moo di weeru koor gi ba ñenn ñi sax duñu daal di mën a nag dem doxi ji seen soxla loolee rek askan wi ñoo ko daal di xamle boole ci it di delluwaat di wax nag li nga xamante ni moom moo di ñàkkum yaru sëfër si fii ci tali bi noonu daal di teewlu reportage yu Fatou Sow. weeru koor gi embouteillage bu bari la ñemmeeku ci kaw tali bi loolee waxal mère Fatmata ñu fekk ko ci arrêt bus bi di ñu xamal ni weeru koor gi moo waxal li ni mel. xanaa yàgg ci yoon bi rek bëgg a egg te doo mën a yegg ngay toog a ba sonn surtout nag soo jëlee bis bi sax bis bi da ngay taxaw ba sonn bëgg a dem te doo mën a dem xam naa nag weeru koor gi moo tax ndax ñëpp dañuy bëgg a wàccandoo dem ndogoo ji moo tax yoon bi di xat. Birane ñu tase ak moom muy wàcc ci bus bi di ñu xamal embouteillage bi nu muy tàggatémbee seeni activité ci weeru koor gi. non embouteillage moom temps yi wax yàlla bëri na dëkk surtout weeru koor bi nii bu nit ñi wàcc ñëpp yaakaar ndogu seen kër yi mooy loolu da ngay xaw tali bi surtout taximan yi ñoom da yaakaar ni rek ñoo war dem ndogu ji quoi da ngay ne dox sa mbégg ñi lay ram duñ la sax klaxonné quoi en tout cas dëkk bi xat na trop ak mbedd yi ñoo dañ koy yaatal ak yooyu noonu yëpp nguur gi war na gaaw liggéey quoi ndax mu yaatu. tali bi xat na waaye na chauffeur si di jaar fu ñu war a jaar ngir wàññi li ni mel. embouteillage bi moom xol yi moo xat quoi yoon bi yaatu na waaye xol yi ñoo xat bu ñu mayee sa morom rek kenn du tardé contraire chauffeur ñoom ñeen mayante wuñ bu ñu dawaloon yoon tali bi dina yaatu ñëpp dem waaye ku ne yaakaar naa yaa war a ñibbi léegi dem moo tax mu xat quoi. xataayu tali bi nekk lu ñu ràññee lool ci weeru koor gi ñuy dëgmal korite gi muy gën a xat rawatinaak ci bëccëgu koor gi. di ko jaajëfal bu baax a baax Fatou Sow midi moo jot ba tegal fukki simili ak juróom-ñett ci aéroport international Blaise Diagne. bàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Penda Badji maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou Seck maa ngi nuyu itam Kati Ndiaye ak mbokk ñu ñuy déglu. maa ngi lay fay Penda dañu koy daal di tàmbali ci diggante Côte d'Ivoire ak France bombardement yi amoon ca Bouaké ca atub 2004 yenn ci ministre wala sax ñetti ministre kenn topp leen. Michel Alliot-Marie Dominique de Villepin ak Michel Barnier ñoom noonu lañ tudd ñetti anciens ministres français lañu ñoom ñi leen nag dañ leen tuumaloon ca atum 2004 weeru
novembre foofee ci Côte d'Ivoire ñu ni dafa amoon ab bombardement bu amoon ca camp français boobule ginnaaw loole nag ñetti ñañ ca soupçonné woon ñu tuumal leen ni ñoom ñi le ñetti français yi dañu leen daal di woon libéré ginnaaw loole nag ñu fàttali leen ni boobule bombardement sax taxoon na ba juróom ñeenti militaire français ak benn civil américain daal si ñàkkoon seen bakkan ba sub tey jii nag cour de justice bu république ba daal di tranché daal di xamli ni bépp tuuma ñu tegoon si ñetti ancien ministre français yooyu de teggi nañ ko Kati Ndiaye. Congo Brazzaville Russie la ñuy jëm nag ki nga xamante ne moom mooy di président Sassou Nguesso daal di nay seeti Vladimir Poutine. daf ko daal di seeti ba noppi di rafetlu teewaayu Russie ci Afrique moom Denis Sassou Nguesso di xamle ni nag dinañu xaatim ay coopération militaire yu yees ngir gën a mun a dëgëral seen diggante ñaari réew yooyu le ba noppi nag conseiller militaire dinañ jóge ca foofe ca Russie daal di wàcc si file ci Moscou ngir daal di gën a mun a assurer mission de formation ya ak it maintenance ya yemuñu ca ñaari président yooyu la ñu ngay xam ne dinañ fas yéene daje automne prochain ci ab sommet Russie Afrique. ñu jeexale ko ak Royaume-Uni kii di successeur Theresa May dinañ ko daal di tabb ni ki ñaar fukki fan ci weeru postulette. Theresa May moom mi le nekk élimaanu jëwriñ ñi foofee ca Britannique dafa rek daal di teggi nombal tànkam ginnaaw loole nag ab communiqué ma ngay xamle ni dinañu fësal ginnaaw laata ñuy amal pause parlementaire ba ñaar fukki fan ci weeru juillet ngir ñu xam rek kan mooy uutu Theresa May yamuñu ca parti conservateur ba nag nga xamante ni premier ministre ba moo ko jiite dinañ amal ab vote yooyu nag député yi ñoo koy daal di amal daal di cee tànn ñaari candidat yoo xam dinañ ko jébbal militant ya ngir ñu daal di rek tabb kay uutu Theresa May. Kati Ndiaye. mi ngi noonu kon di ko gërëm bu baax a baax Penda Badji doon faram-fàcceel xibaaru biti réew yi ñu xooli tàggat yaram. Tout de suite le sport. Now sports. mi ngi noonu kon mbokk yi xibaaru tàggat yaram yi bàkk boobee moom lay yëgle ci lu yàggul dara rek dinañ ko daal di feesal xibaaru tàggat yaram yi ci biir Midi Culture Dissa Préra maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou. maa ngi lay nuyu Dissa Préra ñu tàmbali ko ak président Macky Sall jëm nag ci JOJ bu 2022 dans les meilleures conditions possibles nag la daal di bëgg a defee li ni mel ak nag zéro mbalit. ni nga ko waxee noonu la soxnakat yi ki nga xam ne mooy président Macky Sall démb bu muy jiite li nga xam ne mooy conseil présidentiel bi nga xam ne daf ko jëmale ci li nga xam ne mooy Jeux olympiques de la jeunesse yi war a am en 2022 moom nag li mu bëgg mooy Sénégal feek boobu mu set wecc ba nga xam ne dina mun accueillir Jeux yooyu noonu si situation bu nga xam ne nag ñëpp dinañu kontaan ci fàttali nag Jeux yooyu nag ñu ngi désigné Sénégal octobre dernier par le comité international olympique moom moo désigné Sénégal pour mu war a organiser Jeux yooyu nag Jeux comme ni mu ko waxee sànq Jeux yooyu da am en 2022 muy des Jeux olympiques de la jeunesse ay ndaw nag yu jóge si àdduna bi yëpp waroo tase fii Sénégal nag ñaari ville nag yi ñu choisir mooy Dakar Diamniadio ñetti ville yi ñu choisir mooy Dakar Diamniadio ak Saly mooy yi nga xam ne sites yi nga xam ne moom la ñu retenir pour Jeux de la jeunesse yooyu noonu. ñu waxtaanee wàllum football mondial U20 2019 ñi nga xamante ne ñoom ñoo di Lions yi nag nañ démarré baax na bu baax. Amadou Sagna mooy ki nga xam ne mooy jeune Lion bi nga xam ne moo marqué ñetti but démb ci seen premier match bi ñuy jàkkaarloo ak Tahiti muy coupe du monde U20 yi 3 buts yoo nga xam ne sax bokk na ci but bu njëkk bi but bu gën a gaaw ci li nga xam ne mooy histoire coupe du monde catégorie U20 yooyu ndax bi match bi demee 9 secondes la ki nga xam ne Amadou Sagna daal di marqué premier but boobu premier Amadou Sagna nag ci fàttali moom joueur Kayor FC la nag bii nag bokk na ci première sélection am loolu nag ki ko wax mooy FIFA moom moo wax waxu but boobu prochain match bi nga xam ne nag moom la poulain Youssouf Dabo yi war a football ñu ngi ko war a amal le 26 mai prochain ñu ngi si war a dajal nag ak Colombie ci dëkk bu ñu naan Lubin ñu match boobu nag bu ñu ko gañee daanaka mun nañ jàpp ne seen qualification yi matal nañ ko. beach soccer ñi nga xamante ne ñoom ñoo di gaynde yi nag daal di nañu dugg regroupement rek ngir waajal lii di Jeux africains. fukki gaynde lañu ak juróom-benn ñoom nag ñu ngi fële ca li ñuy wax centre technique bu Tubaab Jalaaw ñoom nag foofu la ñuy préparer li nga xam ne mooy Jeux africains ñu ngi fa nag du 27 au 31 mai 2019 bi les Jeux africains bu nga xam ne nag mu war a am prochainement mu war a am du 19 au 23 juin 2019 mu war a am nag Praia mooy capitalu réewum Cap-Vert.
ñu jeexale ko ak coupe de la ligue jàmbaar nag daal dinay fekk génération foot ngir final yi. ngi xew démb ca stade Fodé Wade bu Saly match boobu nga xam ne nekk nag deuxième demi-finale bi loon diggante jàmbaar ak ki nga xam ne mooy US Gorée ñaari équipe ñoom dañoo mujjee match nul ndam demul ndam diklu ku nekk benn but le marqué wala laataa ñuy sori ñu déglu ki nga xam ne mooy Boubacar Gadiaga moom muy entraîné jàmbaar mu indi xalaatam bi match bi jeexee. alhamdulilah sant yàlla di wax ne tey jii rek pour ñun suñu saison jeex na depuis bu ñu yéegee première division lii dafa nekk bonus boo xamante ne xale yi dañ ci am plaisir pour dem jouer ji coupe bi yàlla def na tey ñu am ndam dañ koy sant yàlla bu baax a baax a baax di am tamit mbégte war a dajak ko xamante ne mooy génération foot équipe boo xamante ne moom mun Sénégal mooy champion bi ñaan yàlla yóbbu ñu si jàmm ñu def football bu neex ba ko mën daan mais nag ñu sant yàlla bu baax a baax ci li mu ñu may ndam loo xamante ne contre équipe bu mag muy Gorée di sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla tamit ko fet bi continuer ba si final bi incha allah. voilà kooku mooy Boubacar Gadiaga di entraîneur jàmbaar bi nga xam ne dafa match nul démb un but partout moom ak US Gorée ñu jeexale tàggat yaram yi ak programme bi nga xam ne mooy coupe du monde U20 bi nar a am tey 24 mai Honduras moom moo nar a dajeek Nouvelle-Zélande match boobu nag mu ngi war a am à 16h00 Qatar moom war a daje ak Nigéria match boobu tamit à 16h lañ ko jàppe Ukraine moom USA lay dajale États-Unis 18h30 la match boobu nar a am Uruguay moom moo nar a daje ak Norvège match boobu tamit 18h30 la nar a am Cheikh Saliou loolu moo ndar képp xibaaru tàggat yaram yi. cant ak ngërëm ñeel na la bu baax a baax 10 après raado nu faram fàcceel kon xibaaru tàggat yaram yi ñu jàll ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan. xibaaru caada yu wér te woo. festival Salam bi lañ koy tàmbalee mu mel ni kon daanaka ñu ngay wër réew mi jamono ji mu nekk tamit mbir moo xam yombul benn yoon ci ñoom. yombul benn yoon loolee la kii di régisseur général bu télévision Futur Média ak it festival Salam daal di xamle bu nu sukkandikoo rek ci ay kàddoom mi ngi xamle ne yenn saa yi nag ñàkk déggoo day am seen digganteeg woykat yi nga xamante ni dañuy daal di jouer li nga xamante ne moom moo di tabala ndaxte règlement bi dafay daal di tere lépp loo xamante ne rek dafay daal di ñuru ab po El Hadji Ibrahima Cissé moom nag corombaar daal dina koy jokkoo ak moom ci wàllum téléphone. liggéey bi yomb na yomb na ci kaw ñi nga xamante ne ñoo seq liggéey bi seen xol toj na ci wàllu liggéey bi bëgg nañ li ñuy def donc foofu yomb na ci côté boobu mais ci beneen côté aussi c'est vrai que ni xaw na am coono tuuti parce que noppaluwuñu ren c'est des jours de succès donc moo tax mu xaw a am tuuti coono quoi mais ñu ngi sant yàlla alhamdulilah beneen affaire bi mooy yombul par rapport ak chanteur religieux yi parce que chanteur religieux bu si nekk léeg-léeg dañ ci gis kenn ku si nekk dafay ñëw ak ay feemu boppam kenn ku si nekk dafay ñëw ak am lu mu bëgg te festival bi am lu mu laaj ñuy am yoo xamante ne tam dañ ko ciy moytu parce que festival bi dañuy woote ci wàllu diine donc am na affaire yu bëri yoo xamante ni dañ ciy feye pour que mu bañ a am boo xoolee tey ñi nga xamante ni dañuy tëgg lu mel ni tabala wala ñuy tëgg lu mel ni ay xiin ñooñu dañuy xaw a sévère sax ak ñoom parce que dañuy bëgg ñu respecter religion bi bañ ci rax lenn loo xamante ni wàllu caaxaan la donc ñoom it ñu ngi jàpp ci volet boobu noonu pour que kenn bañ a am lu muy ŋàññ ci festival bi ndax at yi ñu génn ci gannaaw wax yu bëri woon na lool mais ñu ngi ciy def suñu kéemtalaay kàttan pour lépp loo xamante ni daal dafay setal festival bi dafay rafetal festival bi fédéré waat tarixa yi nga xamante ni ñoo ci bokk boo xoolee da nga gis léeg-léeg koo xamante ni tijaan la day ñëw wayu murit wayu xaar wayu laayeen gis koo xamante ni laayeen la moom tam ci dem mu def même chose gis koo xamante ni ñetteen la moom tam ci dem mu def même chose murit yi aussi def même chose ñoom ñëpp ñu bokkandoo wayandoo yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñëpp dégg ñëpp kontaan dañ ci gis sax ñoo xamante ni dañuy dem bay daanu leer. mi ngi noonu kon nekkoon kàddu yi El Hadji Ibrahima Cissé bokk ci festival Salam bi loolee lëf la ci waxtaan wu yaatu mu seq ak Corombaar Ndiaye di ngeen ko mën a dégg ndax mooy nekk gànn ko Midi Culture dañuy woyal ba tey wax ci bindkat bile di Cheikh Mourtada Diop ak lu bees li mu génnewaat. génneen lu bees moom nag nga xamante ne liñ ko xamee moom mooy di bind waaye itamit traduire ay livre ci wolof Cheikh Mourtada Diop nag daal dinay génnee nag benn livre bu bees bu mu daal di dippee woy ak cax si ëttub làmmiñu wolof moom nag dellusiwaat na ci li nga xamante ne rek moom moo tax mu bindee livre bi la ci micro Ndeye Matidia. li tax ma bind téere yi du leen lu dul bëgg a jariñ làmmiñ wi ak ñëpp ñi jëfandikoo làmmiñ ndax dama seetu ni am na ci ay baat ak ay waxin ci làmmiñu wolof woo xam ne wi ñu ngi koy sànq ci wax ji ci mbind mi waaye ci pom yi tax ma ni dem xam naa ci astuut naa jóg loolee ma xam ma fas yéene ko yaxal ci ab téere bi ci boppam ci baati wolof yi lay wax yi nga xamee ni dañ leen di jaawale amaana mbind mi ni mu mel la amaana niñ koy déggee la
amaana sëf wala nu dott baat yi bopp yi ak geen yi mooy tax ba nit ñi di jaawale yooyu yëpp lañ ci jéem a teqamtal bu ko defee nit ñi mën ko jariñoo sama yéene mooy benn yi maam daan yare lu ci demee ni léebu yi ci demee ni cax yi ma fas yéene liggéey ci waaye liggéey bi du dajale ay waye ay cax ay kii yu demee noonu waaye jéem a dugg ci xelu léebu yi ba nit ñi mën ko jekku loolu mooy jur yaari téere yooyu ngeen gis. mi ngi noonu kon nekkoon kàddu yi Cheikh Mourtada Diop doon ñëwaat ci livre bi mu bees bi mu génnee duppee ko way ak cax ci ëttub làmmiñu wolof beneen bindkat boo xam si itam moom lañ leen di digtal moo di kon Boubacar Boris Diop. moom nag li tax mu siiw moom mooy di livre yooyu lee muy bind te loolu rek daal dinay tax nag mu daal di am ay raaya yu bëri fépp nag ci àddina bi daal dinay dellu si waat nag wax nag ci livre yi nga xamante ni bind na ko bii mu mujjee bind itamit indi nañ ci ay leeral boole ko itam waxtaan ak ñun jëm nag ci wàllum raaya yi nga xamante ni daal dina koy am foofule ca New York. Boubacar Boris Diop mu ngi ci micro wu Ndeye Mathia. nguur si mu ngi gane si àdduna octobre ñaar fukki fan ak juróom benn ci atum 1946 ay atam toll ci juróom ñaar fukk ak ñett Boubacar Boris Diop di ab bindkat jot naa am ay raaya yu bari ndax xarañteem lu ci mel ni Grand Prix littéraire d'Afrique noire ci atum 2000 Boris Diop comme ni ko ñëpp di woowee dellu si liggéeyam ak raaya bi mu mujjee jot. damay bind ci nasaraan di bind tamit ci kàllaamay Kocc ay téere yi nettali nag lay bind ñu koy wax roman ci tubaab benn université la ñoom nag xamuñu li may bind ci wolof li may bind ci français ñu firi ko ci anglais moom la ñu jàng et at mu jot nag dañuy jox benn bindkat ci àddina ñu ne ko ba yow invité la def cérémonie ngeen am waxtaan ñu jox la prix bi mu ngi tudd nag Stoloff Prize. doomi réew mi nekkoon fi professeur littérature ak philosophie ci ay lycée yu bari di woon itam conseiller technique ca ministère de la culture bu Sénégal bokkoon ci fukki nit yi doon bind ca génocide ba amoon Rwanda Boubacar Boris Diop di dund passion ba léegi muy bind. xëy na li ma bindagum léegi war naa ma fukki téere ak juróom ci mbirum xeltu téere yi nettali ay taalif ak yeneen fu mu ne nii téere bi mu mujjee bind mu ngi tudd bàmmeelu Kocc Barma te maa ngi ko jagleel suufu Joolaa bi xam nga Joolaa en 2002 mu nekkoon na fi jëy ñu bëri faatu ñaari junni nit sax la ñu wax ci loolu la. ci seetloom bind lu tumranke ci àdduna wërngal këpp la. non du Sénégal rek fépp la ndax internet ndax télé yi ndax yëpp la du fii rek fépp. Boubacar Boris Diop mile bokk ci bindkat yi nga xam ne dañuy yëkkati raaya réew mi ci fépp fu ñu taxaw ci àdduna wërngal këpp. Ndeye Mathi Dieng ñu wëyal kon xibaaru aada yi ba tey ci rajo King FM wax ci festival international jëm ci wàllum fecc. conférence de presse bi nga xamante ni kii di Parkies Sunlight nag moo ko amaloon jëm ci wàllum festival international de danse ñu war ko amal ni ki juróom-ñaari fan jàpp fukki fan ak ñaar ci weerub novembre atub 2019 foofule ca Paris France année bi nag li nga xamante ne nag moom mooy lu bees yi ñuy indi moom moo dañu daal di bëgg a def promotion wu mbalax foofule rek ca bitim réew Paris Keys Sunlight mi ngi ci micro wu King FM. C'est parce que, comme je l'ai déjà souligné, li ko waral moo di ne at yu mujj yi nii bëri na ay festival yoo xam si dama ko doon couvrir ci Europe waaye li ma ci seetlu moo di ne mbalax amu ci woon loolu tamit mooy tekki ni ma ni at mi lan moo tax ñu ni duñ ci dugal mbalax te mbalax mu ngi développé bu baax a baax ci biir Europe ak Amérique loolu tamit moo tax ma seetlu ni rek li muy bañ a am ci festival yi mujj daal war na wóote ak bu ren bi loolu daal moo tax ma jàpp ni ma jël initiative bi ren ni faaw ñu dugal mbalax ci mbir mu ni mel te itam ñu fàttali ni fecc la moo xam si yombul benn yoon waaye tamit ren faaw ñu jéem ko. on doit l'intégrer. mi ngi noonu kon nekkoon kàddu yi Paris Keys Sunlight dañuy jàll kon ci ganu Midi Culture. Midi Culture ganu xibaar yi. ganu xibaar yi kon El Hadji Ibrahima Cissé lay doon. moom nag moo di régisseur général bu festival Salam nga xamante ne moom ngeen doon déglu sànq dellusiwaat na ci liggéey bi nga xamante ne moom la ñu def ak innovation yi ñu indi ci édition 2019 bu festival Salam. El Hadji Ibrahima Cissé ñu ngi lay nuyu yow yaay régisseur général bu festival Salam. ñu ngi lay fay soxna Thioro. kon niñ ko waxee tey ci Midi Culture ñu bëgg a ñëw ci li nga xamante ne moom moo di festival Salam ren nekkaat itamit beneen édition bi mu tàmbalee ak léegi est-ce que mën nañu xam lan mooy innovation yi par rapport ak festival boobule. comme ni ñu ko waxee rek festival bi biñ ko tàmbalee ak léegi mu ngi bëgg a yàgg initiateur bi le PCA du groupe Futurs Médias monsieur le ministre Youssou Ndour initié ko woon boobu léegi ñu ngi ci nekk di dem ci góorgóorlu pour fexe ba
réew mi kenn ku ci nekk mën a gis sa bopp ci doxalinu groupe Futurs Médias moo taxoon les chanteurs religieux mu créé leen festival Ya Salam donc ren innovation yi ci am mën naa ni bëriwul trop mooy que chaque année dañuy xool ay localités yoo xamante ne demaguñ ko woon. kon mu mel ni nga ko waxee li ngeen ci jublu bokk na ci lu jëm ci wàllu décentralisation mais mel na ni tamit festival Salam loo xamante ni le groupe Futurs Médias rek moo ko daal di porter naam ñi nga xamante ni ñoom ñoo di partenaires yi du manqué peut-être mais est-ce que appui bi nga xamante ni war na ci dëgg di ngeen ko am sachant que bëriwul torop loo xamante ni mbiru diine dina ko faral di intéressé torop ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a dugal seen koppar. li nga wax loolu am na à part les personnes de bonne volonté yi nga xamante ni ñoom ñooy jël seen xaalis di jàpp ci festival bi lépp loo xamante ni dañ ko ci def ci budget président directeur général moo koy génnee ci poosam di ko ci def groupe bi aussi dina am ci lu ci participer ci côté logistique ak yooyu mais ren mën naa ni sponsor yi am na ñu ñëw wuyu si ñëw jàpp ci festival bi mais waroon nañ gën a mën a jàpp ci festival bi parce que su fekkente ne wàllu visibilité rek ñoom lañ sponsor yi di sàkku festival bi mën na leen may visibilité parce que day rassembler un monde fou mais bon alhamdulilah président directeur général il a sorti les moyens pour que ñu mën a def ñu mën ni mu ko diggee woon les chanteurs religieux ñoom it ñu mun a gis seen bopp ci groupe bi. mu mel ni buñ ko bëggee tënk itamit du liggéey boo xamante ne bu yomb la ndax li nga xamante ne moom ngeen di boole ci ay woykat xaw na takku te festival bi ci une semaine rek ngeen koy daal di dérouler loolu tamit mel na ni ay coono yu dul jeex la. waaw ren bi dañ ko def ci une semaine dañ ko tegle dimanche passé la ñu commencé def ko Pikine jógee Pikine dem Sorano jógee Sorano ñëw Kaolack ñu ngi ni jógee Kaolack ñu jógee Thiès ñu ngi dem Rufisque bu ñu jógee Rufisque ñu ngi dem Grand Théâtre bu ñu jógee Grand Théâtre clôture mooy nekk samedi ñu koy def fële ci Centenaire kon daal ren moom mën nañ ni pour le moment atteindre rek nañ objectif bi nga xamante ni moom lañ doon seen festival. donc El Hadj Ibrahima Cissé King FM 99.4 ñu ngi lay gërëm fàttali ni yow yaay régisseur général bu festival Salam bi nga xamante ni tàmbali na te dina woy ci fii ak ayu bés bi di jeex incha allah. gërëm leen sant di gërëm bépp auditeur fi ñëw itam te di leen ñaanal yéen tamit seen rajo bi dem ci kaw ci kanam. ngërëm ñeel na la bu baax a baax tamit Thioro Mbar Ndiaye doon dalal ganu Midi Culture ñu jeexale ak wàllu musique. wàllu musique rek la ñuy jeexale ak woy bu bees bi nga xamante ne Ngaaka daal dina koy génnee ànd ci ki nga xamante ne moom mooy di Amdy ñu dippee ko Rasoul nekk woy boo xamante ne rek dañ ciy delloo njukkal le prophète Mohammed paix et salut sur lui. صديقنا وعمر عثمان وعلي نخم الأبرار نخمان وعلي نخم الأبرار نخم الأبرار مصر الخلفاء شيخ الخديم المصطفى هو فضيل عبد الخادر وسالي Sëriñ Tuuba day def na lépp jëfam gi tamit day wër na fépp saawaan baawaan wër na duniyaa gi day daj na Tuuba jommal nasaraan si fama yomb. mi ngi noonu kon mbokk yi yamoo itam ak lan nu cërale woon ci waxtu jeex foofee la ni yam ak yéen ci Midi Culture di jaajëfal bu baax a baax Kati Ndiaye mi ma ci àndaloon. maa ngi lay jaajëfal bu baax yow it Serigne Saliou Seck di jaajëfal mbokk auditeurs yeeg internet yu ñu doon suivre ñu leen jox dig daje lundi incha allah ci Midi Culture. di jaajëfal bu baax a baax tamit Daouda Gueye mi nekkoon ci xarale gi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kaddu gi production Kader Lo digital Yacine Pouy réalisation Dissa Prera lu mooy loolot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture. King FM.